acca waaw jërë ngeen jëf mbokk yi gannaaw ba ñu nuyu ñëpp ñu ngi sargal ñëpp amateurs yi di bëggee téléspectateur Sangama TV waa Asso la le donking de la lutte simple l'ambassadeur de la paix ndeysaan li ngeen di gis sama ginnaaw dootuñ ko présenté kenn fii mooy place bi nga xam ne ndeysaan fii la takkusaan yu bëri xewee mooy Adrien Senghor arène bi ndeysaan nga xam ne buñ ko waxee rek xel yi dem ci ki nga xam ne mooy Youssou Ndour te na ko téye caabi lu yàgg ndeysaan buñ ko waxee rek xel yi dem ci takkusaanu Paul Maurice Ba ak Mol 1 ndeysaan fii la nga xam ne mooy général Malika ak nga xam ne mooy Reug Reug fii lañ laalee fi nga xam ne mooy Ngel Jon kalmu ndoon ndeysaan seen takkusaan ba fii dootuñ ko fàtte takkusaan yu bëree fii la xewee mu nekk arène boo xam ne ndeysaan li simple moo ko tax a jóg waaw leen wax ne rek ñu ngi fii ñëw li nga xam ne mooy deuxième sortie banc des amateurs waaw ngeen ànd seeg Asso sama caméraman Ibou Kody Diouf maa ngi lay siyaar lu bëri tey ñu am invité ki nga xam ne mooy président des promoteurs Ablaye Diop yàlla sum loog ki nga xam ne mooy Faye Ndiaga borom sunu lamb Alpha Korfatou américain Ninki Nanka Fata borom trophée yu bëri nee naa leen lu ne jël na ko si lamb médaille bu ne jël na ko si lamb ndaanaan yooyu laa fas yéene jàkkaarloo tey ñu waxtaan li nga xam ne moo war a xew ci lamb ndeysaan li métti amateur bi li métti promoteur bi li métti mbër bi parce que lamb li simple ku ne xam ne dafa commencé sooxee banc des amateurs nag dafa ñëw pour leeral li nga xam ne tey jii mooy liy métti mbër bi mooy liy yàq lamb ji ñu waxtaanee ko ngir mooy ko mun koo moytu tur jéem a trouver solution ni ñuy def ba lamb ji weesu fi mu nekk moo waral ñu indi banc des amateurs waaye balaa ñoo jógee foofu rek ndeysaan damay dal di nuyu sama papa Boubacar Joxaane depuis Espagne maa ngi lay nuyu di la siyaar lu bëree sama papa maa ngi koy bëggee lu bëri ndeysaan nit ku ma bëgg la di bëggee 100% Asso bi fàttewuma leen maa ngi leen di bëggee lu bëree commencé ko ci président bi borom Diouroup Pape Elas maa ngi lay siyaar lu bëri di bëggee Ndey Joor ñoom Mama Khoudia ñoom ñëpp ku lim juuma maa ngi leen di bëggee di leen siyaar yéen ñëpp di bëggee nag ki nga xam ne ndeysaan mooy sama papaay bopp fa lañ koy daal di yemale rek ñu dugg ci biir fas yéene leen indi li nga xam ne tey jii moom mooy émission bi jàkkaarloog samay invité aja Ibou Kody Diouf ñu dem. aja waaw bisimilah mbokk yi bëgg nañu téléspectateur Sangama TV yéen ñëpp waaw comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek ñu ngi nii ci place bi ma fas yéene toog ak samay invité. ma toog ak ndaanaan bu mag bi promoteur bu mag bi Ablaye Diop sum production doomu sum bi di représenté fi amateurs yi nekk en plus président des promoteurs représenté fi promoteurs yëpp ndeysaan sama wet maa ngi fi am ki nga xam ne mooy Codé Dieye ndaanaan bu mag bi sama bras droit waaw fale ma am Faye Ndiaga borom sunu lamb nga xam ne tey moo fi nekkal amateurs yi ndeysaan moom itam muy ndaanaan bu mag di lambologue bi ni ñu koy waxee Faye Ndiaga borom sunu lambologue bu mag bi waaw ki nga xam ne mooy Alpha Korfatou dafa xaw a absenté waaye ñu ngi koy xaaraale rek ndeysaan incha allahu rabi si kanam tuuti bu ñëwee rek dina démarrer mais su boobaa dañuy dal di continuer bàyyi ki nga xam ne mooy suñu invité président bi di Ablaye Diop ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokk yi ngeen déglu ko bu baax. ñu ngi lay nuyu di la fay. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk turam ak santam di nuyu waa Sangomar TV. di rafetlu seen déplacement bi wax dëgg gàcce ngaalaama di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu waa axlu lamb ñëpp rawatina nag association des promoteurs de lutte sans frappe du Sénégal di nuyu waa Adrien Senghor ñoom aussi di leen jaajëfal le fait que ñu mun ñoo yombalal ñu mun a toog fii di waxtaan di jaajëfal ñëpp macha allah. waaw noonu la ñu ngi koy jaajëfal moom ndaanaan bu mag boobu ki nga xam ne tey jii mooy nee naa dootuñ ko présenté kenn waaw muy ndaanaan bu mag def ay jéego lu bëri si làmb waaw ñu fas yéene rek waxtaan nag moom mu leeral li nga xam ne tey jii mooy xew si ñoom ak coono biñ nekkee. waaw damay daal di jàll rek bàyyi ki nga xam ne mooy Faye Ndiaga borom sunu làmb ki nga xam ne moo fi nekkal ki nga amateurs yi ñu bàyyi ko mu nuyoo ak téléspectateur Sangama TV. waaw auzu billah bismillah Asso Ndong maa ngi lay fay di lay siyaar bu baax di nuyu sa caméraman yi nga àndal di nuyu àdduna di nuyu waa Sénégal plus particulièrement monde lamb bi nga xam ne lamb moo ñu fi dajale tey di nuyu promoteurs yi nga xam ne ñooy tëgg lamb di nuyu bi di ko toog ci loxo président Ablaye Diop di nuyu Cheikh Tidiane ñaa ñëwagul waaye ñu ngi koy xaarandi di nuyu waa sunu lamb ndax lépp ñoom la di la jaajëfal di kontaan si yow di wax ne ba ci kanam incha allah rabbi jërëjëf waaw damay bàyyi ki nga xam ne ndeysaan mooy Codé Dieye ndaanaan bu mag bi moom itam mu daal di nuyoo Codé Dieye ñu ngi lay nuyu. fay naa la Asso Ndong
fay naa ñëpp di nuyu invité yi di nuyu ñi seetaan yëpp di xaaraale Cheikh Tidiane Niang comme ñëwagul. gérer ñëpp di xaar comme invité yi ñu indi seen i question réponse ñu poser ay question ñu indi seen i tontu. xam ne lamb moo xewale encore une fois de plus ñu invité nag ñoo xamante ne ku wax lamb tudd leen kon bisimilah ñu commencé ko si jàmm. akasa waaw côté yooyu la de comme ni ma leen ko waxee rek ku ne xam na ne lamb fi ñu toll nii am na jafe-jafe ndeysaan moo tax ñu rek ñu am ndaanaan yu mel ni grand pape ñu ngi koy nuyu mu trouvé li nga xam ne tey jii mooy émission bi ñu tuddee ko dippee ko banc des amateurs mu fas yéene rek ñëw li nga wax li nga xam ne tey moo métti amateur bi moo métti promoteur bi moo métti ñi ngànk lamb ku si nekk rek am nga lu la métti ñu fas yéene di ko waxtaanee fii ci émission bi pour rek trouver terrain d'entente ba émission bi lii lamb mun a am li nga xam ne moom lañ bëgg su ko defee rek dañuy daal di dem si si ndaanaan bi Ablaye ñu bàyyi ko rek pour poser ko suñu première question waaw moom it mu indi si leeral li ma koy poser mooy Laye yaay président des promoteurs foog naa ne boobaak léegi mu ngi bëgg a yàgg li ma la bëgg a poser rek en tant que président des promoteurs depuis bañ la ko falee ba léegi lan nga apporter li simple. macha allah Aso mu doon question bu ma rafetlu en fait parce que yàgg na di ma arrivé léeg-léeg nit woo ma wax ma lu mel noonu mais depuis bu ñu jógee ci suñu nomination bi benn blocage lay am muy le fait que ñu mun a renouveler comment dirais-je renouvellement bi mun a egg au niveau du ministère procédure bi yàgg na yaatu na trop aussi mais xàddiwuñu boobu ba léegi ñu ngi ci actuellement suñu blocage yëpp mooy récépissé bi mu ngi au niveau du police Grand Yoff woo nañ ñu foofu ba entendre ñu nee nañ ñu nag ñu xaar enquête bi ci ñoom la des mais depuis l'heure ba léegi ba semaine passée rek laa fa delluwaat ñu ne ma ba léegi ñu ngi ci procédure bi seulement ak dossier yam fa fekk ñoo bëri loolu mooy suñu blocage actuellement nii mais rafet nañ njortu ne buñ jéegee loolu rek li ñu war a def ci liste simple yëpp mu ngi suñu loxo ñu ngànk ndax daf di loo xamante ne dañ ko yàgg a dund du loo xamante ne dañ ciy dugg moom pour di giir di seet non 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 suñu agenda bu fees del lañ yor di xaar nag buñ jógee ci loolu parce que am na yoo xamante ne mënoo koo xeex comme ça président des promoteurs tout court rek nga ñëw taxaw déedéet on n'est pas encore reconnu renouvellement au bureau bi ba léegi eggagul CNG il faut que nag ñu mun a génn ci situation yi dossier bi egg au niveau du ministère ñu xam ne bureau bu bees moo fi ne bu ko defee nag bu nit ñi di affilier nga dem affilier au niveau du CNG doog a mun a am baat mais fu mu nekk nii looy wax da ngay wax noonu pour sayité rek mais munuñ laa considérer parce que tu n'es pas en règle foofu lañ tolloogum nii incha allah. waaw bu ma ñëwaatee rek balaa maa jàll rek damay dugg ci deuxième question bi tey boo ñu mënoon a wax li nga xam ne tey yow mooy sa métti ci làmb ji lan moo métti Ablaye Diop ci làmb ji lan la. Aso sama métti ci làmb ji kooku émission spéciale la daa yaatu. dafa yaatu trop sax. jël ci point yi ëpp solo rek point yi ëpp solo. bokk na ci. am na benn constat bu ma def. daa gën a bar nag ci saison bi ñu nekk nii ren te gisa làmb def ci jéego yu métti su may jël exemple nag dima ko jël ailleurs dama koy jël ci ñun li ci man umpuma li ne ci góoru production umpuma ñaaraay doomu ndey ngeen léegi bu ñu munee nag taaba def suñu lépp ba tëgg suñu làmb asoo ñëw ba ci làmb ji depuis premier combat ba final nga direct suñu làmb kenn dootul def déplacement mu doon benn point bu sensible boo xamante ne ñu ngi koy dund actuellement nii ci koo xamante ne bu ñëwee da nga koy bàyyi mu dugg gratuitement ci làmb ji buy ñibbi nga was lu ak maye paas mu direct ci sa làmb buñ jógee ci loolu bari na ci yoo xamante ne da ngay jóg bugg a atte nit ki te xamoo ko gis nga suñu làmb ji ku ne booyee foo yemee fi nga war a yem rek waru ñoo mun a am problème. deuxième point bi dinaa dem ci wàllu combine bi doon na point boo xamante ne yóbbuwul làmb kanam pour ma bañ a sori rek troisième point bi ma jël exemple fii ci Adrien Senghor
mbor bi ñëw bindu 4 heures maanaam 16 heures nga bindu nekk ci biti di traîner ba 6 heures sax fekk la ci biti di jàpp ne mbër bu mag nga amateur yaa ngi ci biti tant que gisuñu ku mel ni Cheikh Tidiane Niang di dugg du ñu dagg billet mu boobu itam doon benn point boo xamante ne bokkul ci yóbbu làmb ci kanam nangu naa liste favori bi ñu joxe par exemple mbëru favori bu ñu yónnee licence am dañ lay bind sans ñu gisu la mais au moins 5h30 war nañ mun a dugg si ci làmb ji parce que nag amateur dafa am ruubekat am amul làmb ju may seetaani di xaar ndax Cheikh Tidiane dugg si na wala keneen dugg si na boo gisee ma focalisé wu ci moom comme moom laa bokkal émission bi du ma jël exemple plus loin seetuñu mbër bu dugg si ñun dañuy ñëw rek dugg aveuglement lamba ñu ñor boobu itam doon na point boo xamante ne war nañ ko mun a xoolaat jërëjëf waaw fa laay sukkandiku rek mais balaa boobu damay dalal ki nga xam ne mooy Ninki Nanka Fata lañ koy wax di korfaatu américain ndaanaan bu mag bi doomu ñoojoor bi ni ma leen koy waxee doomu gandu borom trophée yu bëri yi waaw ñu dalal ko rek ci émission banc des amateurs bi ndeysaan dafa xaw a tarre nag allo bàyyil tarre bi waay di ndeysaan Boubacar Joane borom Espagne yàlla ñoojoor nee na ma sama jarbaat la bu ma juumul ne ma sama jarbaat bi nuyul ma ko bu baax waaw kon dañ koy bàyyi rek mu nuyoo ak téléspectateur Sangomar TV Alpha ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw bisimilah avant tout ginnaaw bi ñu jullee si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu ñaari waajur di leen nuyu di nuyu banc des amateurs ñi fi teew yëpp ak waa Sangomar TV waaw avant tout waaw barki démb dañoo am dëj quoi suñ benn gain frère Yanku la ak Sumay la maa ngi leen di masaw di leen wax ne ñu si ndigaale waaw di leen ñaan yàlla xaaree ko aljana waaw ak ñi nga xam ne ñi fa jiitu ñëpp daal suuf yëpp seen kaw di nuyu mbokk Sénégal yëpp ak waa diaspora bi yëpp waaw ak waa Ndun yëpp waaw di nuyu yéen a fi teew yéen ñëpp maa ngi nuyu ñëpp daal bàyyiwuma kenn waaw di nuyu waa Parcelles tamit fu ma jóge waaw ba 26 maa leen di nuyu bu baax ak waa Ñoojoor waa Ndun ñëpp waaw fu ñu limee rek dañuy juum waaw. waa kañ dañ koy dal di jaajëfal moom daanaan bi Alpha Korfatou waaye itam di masawu sama doomu ndey comme ni mu ko waxee rek ki nga xam ne mooy Yankuba di ko masawu waaye dem boobu yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko arjana yàlla woyofal suuf ci kawam ak mboolem julli itam fay fekk waa ba léegi rek ndeysaan sama grand dafa nekk laal ay points yu am solo mais yaakaar naa points yi mu laal yëpp bu si nekk rek war nañ ci mun a def émission dugg na ci site yi ndeysaan mu nekk loo xam ne comme li ma leen ko waxee rek li ñu tax a jóg mooy leeral li nga xam ne mooy yàq lamb ji ndeysaan mu dugg ci site yi jaay direct ci lamb jàmbur yi dugg ci lamb direct ko waaye nag ñun ak yéen ñoo far loolu foog naa ne day laaj ñu toog waxtaanee ko ñun ak yéen dama xamul ndax réunion ngeen di woote wala nu muy demee mais loolu lu ñuy waxtaanee la après mais ndeysaan da nga dugg ci beneen point boo xam ne muy point bi nga mujjee dugg ci côté côté mbër yi voilà loolu ba léegi rek nañ ci ñëw mais damay dal di bàyyi ki nga xam ne moo fi nekkal amateurs yi muy Faye Ndiaga di borom sunu làmb moom itam ma posé ko question mu ñëw wax ñu li nga xam ne tey mooy méttitu amateurs yi ci làmb bi Faye ñu ngi lay bàyyi nga posé de répondre suñu question lan moo métti amateurs yi Faye yow mi nga xam ne yaay dagg sa xaalis ñëw dugg si làmb bi fas yéene seetaan boo ñibbee ban métit ngay am constat bi ngay def loolu laa la bëgg a posé. waa Azo Ndong waa lii dama ciy kontaan bu baax a baax parce que ay amateur lañ te ku ne làmb ne amateur làmb mënul am sans amateur nga gis amateur yi dañuy jóge fu ne làmb day am amateur jël oto fas yéene seetaan fii fas yéene seetaani fële dem seetaani fële te du xam ndax làmb yam mooy fekk dina fekk ay mbër donc mais amour bi muy am moo koy cofeel boobu noonu moo koy yóbbee loolu point bi nga ci may njëkkee mooy làmb guddi làmb guddi bokk na li nga xam ne amateur yi ñu ngi koy métitlu parce que amateur ay liggéeykat lañ na leen boole si làmb ji amateur boo gis léegi làmb day dem ba saison bi c'est que nit ji jàngaa saison bi bu ñoree dootul am samedi dootul am dimanche te amateur làmb la am amateur day bëgg a seetaani fële bëgg a seetaani fële le lendemain day bëgg a xëy liggéeyi et léegi da ngay xool làmb léegi balaa moo commencé jëm minuit 1 heure tas 4 heures du matin léegi yow nga war a seetaani fu sori war a xëy ñibbi si war a liggéeyi
te lamb su ñëwatu la mënuñoo ñàkk a seetaan lamb waaw côté boobu nag du ma si blâmer kenn ku dul mbëri ak CNG parce que damay jël exemple ci Cheikh Tidiane Niang parce que moo fi toogal mbër yi nañ jox amateur yi cër xam nga boo tegoon lamb tey fële wuro seegi tegal leen 5 millions ne leen 10 heures ku mu fa fekkul doo bindu 10 heures da leen fa fekk ñoom ñëpp ñu toog di xaar ku leen bind pourquoi bu ñu leen convoqué 20 heures ne lamb ji 20 heures la war a commencé du ñëw ku nekk toog sa kaw lal di waaw toog ci nekk sa bopp ba 1 heure ngay door a dugg si du arrangement lamb du arrangement promoteur du arrangement kenn ci lamb parce que promoteur lan la soxla population ñi nga xam ne ñoo ñëw dagg bee ñëw seetaan si lamb bu demee 1 heure du matin 2 heures kan moo koy seetaan kenn dootu ko seetaan léegi mag ñi seetaanatul lamb jigéen ñi seetaanatuñu lamb xale yi nga xam ne seetaanatu lamb te ñi ay acteur lañ dañu am supporter fu ne ñooñu dañ leen di bëgg a seetaan mais d'après heure bi nga xam ne moom la lamb di am mënatuñ koo seetaan lamb yu mag yi nga xam ne histoire la doon ci lamb événement la doon ci liste simple da doon marqué lamb marqué amateur yi marqué monde lamb mënatuñu ko am ndax lamb guddi loolu nañu ci mbëri jàppale ak CNG waaw CNG mbëri ñoo ciy jàppale parce que CNG lu mu amul intérêt rek moom yoonam nekku si moom amu ci intérêt mais bu fekkoon dañ ne mbër bu guddee dugg si joxe 5000 kon CNG loolu dina si teg tànkam ba lamb di deeru teel a commencé mais CNG intérêt boppam moo ko bàyyi si lamb intérêt personnel donc loolu di ci kii te wax bu baax a baax mbëri nañu ci gën a jàppale jox amateur yi cër amateur amul si lamb dara du di satisfaction ñoom dañuy am xaalis ci lamb promoteur day dégg gagné wéykat bu tegee dañ koy fay tëggkat kazalika amateur lañ la am ci lamb satisfaction toog seetaan lamb mbër yi bëre mu seetaan ko heure mu war a seetaan mu jeex mu dem ñibbi këram amateur loolu am ci lamb amul ci lamb leneen te loolu kenn mënu ko jox amateur yi ku dul acteurs yi nga xam ne ñooy nekk sur le terrain donc mbër yi nañ bàyyi xel ci loolu bu baax a baax lamb guddi lañ bëgg mu jóge fii Cheikh Tidiane ngeen andi ñu lamb bëccëg Dakar fii comme ni ngeen respecté heure bi 18 heures ni ñu commencé tirage yi àll bi mënul yem ak Ndakaaru mais àll bi nañu jàppale ba 20 heures lamb commencé maa góor maa koy mbaagu mbuut njom ca teɓandoxe mbaago mbud njom amateur ke mbaago mbud njom a waago numtuwiid quel cosaan ke andoona yee lamb cosaan yi nga xam ne ñoom lañ doon gis ñooy marqué li simple ñu mën a amaat lamb yooyu ku ci mel ne lamb boyaar géew yooyu noonu amateur yi waruñ koo ñàkk te lamb guddi moo ko bëgg a rey waaw daaru nimsaat Diofior da doon neex mais mën dee na ndax lamb guddi lamb ñaxa ban gànjaay mënatoo ko dégg dee na ndax lamb guddi te mbër yoo ko bëgg a rey loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax waaw am na yeneen point yoo xam ne war nañ cee mën a laal ñu yemagum foofu incha allah dinañ ci ñëwaat ndeysaan léegi ba léegi rek ma dal di bàyyi ki nga xam ne mooy Modou Ndour ndeysaan moom it du ñàkk lu nga xam ne question yi nga xam ne war na ko mun a poser muy mbër mi wala muy promoteur bi wala muy amateur bi acca ñu bàyyi ko mu doxal. jërëjëf nuyuwaat rek ñu fi toog yëpp ñu bokk émission bi champion bi soog a egsi ñu ngi nanka fata borom ñoo joor voilà question bi may njëkk a posé dama koy posé ki nga xamante ne mooy sum production nekk amateur aussi mais dañ koy def comme promoteur parce que moom moo teewal promoteur yi parce que c'est lui le président des promoteurs de lutte sans frappe. waaw am li mu wax ci première question am nee na ba jusqu'à présent amaguñu récépissé te yaakaar ne daaw ngeen ko nommé bureau boobu noonu lan la woon yéexantal bi ba mënoo leen am récépissé boobu. deuxièmement ndax yéen tamit seen association boobu yéen a ngi gisee di waxtaan parce que gis nañ ay lacunes yu bëri ci saison précédente bi boo xamante ne promoteurs yi def nañ ci ay erreurs yu bëri loolu ndax yéen a ngi ciy gisee yéen a ngi koy préparé waat pour saison bii di ñëw loolu bañ leen arrivé loolu aussi bëgg naa leen ko poser après nga indi ma ci réponse tontu beneen question bi ma indi ko amateur bi yéen amateurs yi dañuy gis promoteur day wuti comment dirais-je parrain ñëw du ngeen ko may temps d'antenne te doonte temps d'antenne boobu moom la seq ak promoteur bi ko indi bi ko tuddee làmb ji ndax yéen tamit yéen a ngi gis seen biir pour loolu tamit ngeen mu ci bàyyi xel parce que tamit boo nee làmb di nga wax amateur mais tamit di nga wax parrain parrain ci la bokk actuellement may poser encore le champion Cheikh Tidiane Niang di su ma ko nuyee ba pare ma ne ko Cheikh yéen mbër yi tamit mbaa yéen ay waaj toog gisee waxtaan boo xamante ne du lalu ci ay combine parce que lamb ji passé am ngeen ci lu leen naqari kenn déggu leen saison ñu ngi ne le 1er octobre mu ubbi ndax yéen ay fexe ci seen biir yéen li surtout yéen waa lutte simple ndax yéen ay fexe seen biir ngeen toog waxtaan def teg loo xamante ne di ngeen am benn baat CNG loo xamante ne yéen bëri acteurs yi lutte simple yëpp yéen a ko wax
muy benn cadeau loolu tamit parce que gis nañ mbër lutte frappe bi ñu ngi wax ci réseaux sociaux yi ñu ngi leen di déglu ndax yéen lu tax pourquoi pas loolu pourquoi ngeen wàcc seen bopp kenn du leen dégg loolu aussi bëgg naa ngeen indi ma ci tontu. macha allah Ndoura Wally question bi am na solo mais xëy na dangaa dese comprendre fi ma doon waxee sànq ñun du question déposé wuñu récépissé de association bi am na récépissé depuis mais renouvellement au bureau bi duñ ko renouveler fii rek pare après dossier bi day jaaraat procédure bi jaar ci préfet bu comment dirais-je parcelle foofu déjà jaar nañ foofu def nañ enquête boobu ñu envoyé dossier bi au niveau du police Grand Yoff ñëwaat nañ foofu encore c'était man le trésorier mooy président Manga di ko nuyu de passage ak Yacinthe Sarr enquête bi ñun ñett ñooñu la concerné woon mais bi ñu ñëwee ba police Grand Yoff entendre nañ ñu ba pare comme niñ koy defee jël empreinte et tout mais après dañu ne ñu toog xaar ñoom bu ñu paree ci dossier bi ñoo ñuy woowaat à nouveau pour mun ñu koo jox ñuy doog ko mun a déposer ji au niveau du ministère mais association bi am na récépissé depuis mais renouvellement au bureau bi moo xaw a compliqué tellement di ci jaajëfal bu baax sax président Manga parce que procédure bi bu doon ñun rek naroon na gën a yéex nii parce que bi ñu demee ci préfet à l'absence du préfet gis na ña fa nekk waxtaan ak ñoom ba ñooñu mun ñoo accorder dossier bi def ci li ci war ñu waroon a toog xaar nag courrier bi koy yóbbu mais moom aussi ci connaissance am fexe na ba courrier bi le même jour ñun ñoo ko récupéré foofu indi ko police Grand Yoff rien que pour mu gën a gaaw mais bu ñu yegsee ba ci commissariat Grand Yoff bi nag blocage bi ñu am yëpp foofu la am te xam nga munoo ne association di dajale nit ñi ku ne ñëw di wax te mun a goone asso mi kat mu ngi en règle mooy jënd na carte membre te mun a goo jël jaay carte membre te ne ko en règle encore moo tax suñu baat mun a gul sori lépp lu ñuy wax par négociation lay doon nii rek mais munoo coo déggu parce que on n'est pas en règle deuxième question bi xaw na ma desee leer tuuti ne nga ne xaw ma problème bi promoteurs yi am ci saison bi foofu moom dese na ma leer yooyu problème moom xaw ma yan problème nga bëgg a wax au juste. problème mooy làmb yi tase jotee fii di tëgg ñeeri tëgg heure yi encore promoteur bi tëgg Foundiougne ki tëgg Dakar kii ne balaa maa tirage sama làmb. ok mu doon lu ma rafetlu question boobu représentant amateur yi laal na ko tuuti man boobu bu doon lu kenn nit mun a xeex jóge na suñu zone boobu bi gën a dee rek mooy tout récemment lamb ji ma mujjee tegg sum tabaski dama leen ne même ak 5 litres 20 heures bu jotee tirage leen lamb ji dafa am loo xamante ne il faut nga nangu cee dëggu ñàkk ci pour mun a defaral ñi ci ginnaaw nekkuma fa woon nag maa ngi woon Dakar mais staff ba fa ne woon xamaloon naa leen ne gis nga fu 20 heures jotee ngeen tirage lamb ji prochainement boo newaatee suñu production 20 heures nit ñi xam ne da koy def mais ña fa nekkoon ñu bugg ñoo indi naan boo ko defee ci lamb ji ma ne ko liy tëgg lamb ji du prêt bancaire car macha allah maa ko moom defal leen ma lii defatuma ko ngir am dafa am lu ma ciy xeex te am na sous question boo xamante ne du ma xaar nga posé ma ko est-ce que xam nga ne cause boobu bokk na ci li tax mënatuñu am champion bokk na ci. daal lu tax loolu. li tax loolu mooy Cheikh Tidiane mi da nga koy wone ko kaay ma boole la ak Asso mu dem seeti Asso mais gis nga ñaan gi gën a dal gën a pertinent dëgg borom ca géew ba nga koy fekk am nañ ay nitu làmb de mais heure bi làmb di déroulé mënatuñoo ñëw ca làmb ja mënoo toog ci làmb ba 5 heures du matin ngay fogg sa jabar ak sa njaboot di dugg sa kër loolu ñun rek a ko mën mais am na heure boo xamante ne làmb ji su fa dolliwaatoon nga ñëw fekk foofu ab maam koor boo xamante ne mu ngi seetaan làmb ji am ni ngay dugg see say démarche dem dikk bi da ngay toog bu benn mag yónnee la jox la fa loo xamante ne dox nga fukki sëriñ la nga fay jëlee woo ko fa mais nit ñooñu mënatuñoo ñëw ci làmb ji làmb ji bu ñëwaatee tuuti xaw a jege si tuuti
ñu amaat fi am nañ ay bërekat de ay champion yu taxaw lañ am mais li leen war a gunge ci làmb ñi ko war a joxe ñëwatuñ ci làmb ji ñooñu dañ koy def te duñ ci laaj dërëm ci yëg-yëg lañ koy joxe. waa léegi pour xeex li nga xam ne tey jii mooy làmb ju guddee bi yow lan nga xalaat ne loolu bu ñu ko defee mu jóge bi. Première réunion Mangado man li ma njëkk a sàkku mooy dama leen ne soo leen installé ba pare man maa ngi sàkku au niveau du département de Foundiougne seen séjour autour mun naa ko jël en charge ngeen ñëw ñu dajale njiit yañ fa am ñu waxtaanee ñi làmb mun a dellusee ba dootul guddee imaginel jóge nañ fii ci benn guddi de damaa seetaan Dakar laa jógee seetaan lambu Kër Farba mu jeex ma ñëw Njaafat seetaan ko mu jeex ma delluwaat Passy seetaan ko mu jeex bi may tourné Passy pour yëg tali bi ñuy noddu fajar may ñib si Dakar te war a liggéey suba c'est dire mooy li mu wax rek fu mu nekk nii da ngeen may canaliser ci wàllu promoteur foofu second place la pour man amateur la lamb laay dund imagine loolu te loolu yëpp nag ñetti lamb yi yëpp mbayang lu ma koy woy bi mbayang di wër Kër Farba waa Njaafat tirage ñu di xaar mbayang dugg ñuy yëg si mbayang pare foofu lamb Passy ba tirage suñ ko ñu ngi xaar mbayang c'est pas normal loolu bu naree am nañuy waxtaan suñuy biir man suñu tund boobu su ma naree tëj promoteur bu fa ne dinaa renseigné wu ba xam lan mooy sa programme du ma tëggandoo ak kenn foofu muy question bi nga posé sànq pour problème de dette yi affaire yooyu loolu pour man laajul intervention man sama lamb tase na ak su ma juumul ay événement yu bëri mais damay préparer sama lamb ba à 15 jours ak lamb ji ñu ne 3 millions Iba Mar Diop wala 2 millions nangam ragal yàbb yàlla la loolu du ma tax a bàyyi sama lamb mais nag du ma mos a xëy mukk dégg ni diw mooy tëgg jour bi ma ñëw jàpp ca jour boobu loolu moom si amee du ma ko def parce que su ma tegul mu am damay gis coono yi ma ciy daj amul ñaari lamb yuy tegandoo Dakar bi ñu nettali ma ba ca des amul ñaari yëpp laay seetaan dugg naa fii di seetaan ba lamb ji xaaj ma yaakaar ne comme mise bi terrain gaal gi la ëppee mbër yaa nga foofu ma dem ba foofu fekkuma fa lamb ma dellu si waat fii passaat à nouveau. amateurs yi ni ñu réactionné souvent parrains yi bu ñu ñëwee ci làmb ngir joxe teranga yi nga xam ne ñoom lañ fa indi ñun ñu comprendre xam ne làmb billet kese génneewu ko gis nga mën nga gis arène Senghor mu fees nii rek ay nit ci kaw ba ci suuf nga ne promoteurs yi gañ na fekk or ka gañewuñu kon donc parrains yi nga xam ne dañ am ci ñoom yaakaar tuddee leen ci làmb ñu leen di jàppale. ñun nañ leen di jàppale parce que amateur ku ko xam ci discipline nga ko xamee souvent tamit bëgg naa ngeen xamee benn affaire amateurs yi ak supporters yi amateur gis nga amateur dëgg du yàq làmb amateur du salteel amateur du xajamal amateur day sañse lu rafet ñëw teg seetaan bu woykat bu woyee lu neex mu dem may ko xaalis bu mbër dugg see mu gis ci moom ak mbër dem may ko xaalis boo ko la ki nga xam ne dafa ñëw fee benn wagga bu jóge ca àll ba rek ñëw dagg bi am toog ku ñëw mu yuuxu la déedéet amateurs yi dañuy ñëw fekk fii fees del ñu dagg bee 3000 ñëw duñ gis fi ñu toog ci sol ay yére yu rafet dañuy ñëw toog ci suuf parce que discipline leen xamee waaw di leen lancer benn appel rek ñun amateurs yi comme discipline lañ ñu xamee ak yar nañ gën a jàppaleel promoteurs yi gën a jàppale làmb ndax jàppale promoteurs yi mooy jàppale làmb ndax promoteur mooy bailleur bi nga xam ne moom mooy financé donc ñi nga xam ne ñoom leen di tuddee làmb ji nekk ay autorité ñëw di leen di jàppale di leen di soutenir bu ñëwee loolu yàggul benn temps bu ndaw la ñuy fiy def joxe teraanga yi nga xam ne ñoom lañ indi ñun nañ leen accueillir ak mbégte applaudir leen accompagner leen ñu ñëw jàppale promoteur bi indi teraanga yi mu fa indi lamb ju continuer mënul yàq lamb xam nga donc tamit bëgg naa ngeen bàyyi ci xel yéen promoteur parce que da ngay tuddee benn mbër lamb benn autorité lamb mu ñëw ànd ak 30 personnes 40 personnes ñu ñëw du nga compétition bi du arrêté ñu ñëw occuper espace bi amateur yi war di seetaan duñ mën a gis te amateur bi dagg billet loge loolu tamit neexul xam nga loolu bëgg naa ci ngeen bàyyi xel bu ngeen dematee ba teraanga yi waa parrain bi war ko indi sàkku nañ ci yéen kenn wala ñaar ñëw
jël benn temps joxe li mu fa indi mën na tëdd yàqu compétition bi continuer ñi dagg seen billet dinañu xel di seetaan lamb te dara kenn du déranger moromam mais neexul nga dagg billet tamit toog di seetaan lamb yi di daw ay combat yu la intéressé mën a toog ko gis ndax parrain yi nga xam ne dañu joxe xaalis loolu tamit neexul ci xol xam nga Tova moo tax promoteurs yi def kii amateurs yi di réactionner noo xam ne du ngeen ko rafetlu mais de toute façon di ci lancé waat appel amateur yëpp rek di wax ne ay noble lañ amateur mooy lamb amateur mooy dagg billet bu seer amateur mooy fay mbër di fay promoteur di fay woykat di fay tëggkat waaw kon donc nañ gën a defaraat toogaay bi gën a jàppale lamb xam nga yéen tamit da ngay gis promoteur boo xam ne dafa tëgg lamb ou 36 pour loge jaay 80 billets pour loge léegi 40 yi des fan la ñuy toog adressé ngoor fii des fois da ngay dagg billet 3000 ñëw toog doo gis fees del mu am fa doo fa toog nombre bi nga xam ne moom ngeen di kii pour loge di leen di ranger 16 yu toll noonu jaay billet yu toll noonu amateurs yi nga xam ne dagg nañ tige ñu toog seetaan calmement quoi loolu moom maa ngi leen koy ñaanaat. waaw ba léegi rek Modou Ndour mbaa mbër bi fàttewul sa question bi mbër fàtte woo ko de ñu ñëw direct. acca waaw bismillah avant tout rek damay ñëwaat ci question bi waaw question bu dee ay mbëru simple yi wax dëgg ne yàlla ak comme ni mu ko waxee mbëru bërëdër yi ñu ñuy mobilisé wu di waxtaanee waaw loolu moom amul si lutte simple bi fu amee tam man yëguma ko boog te gisuma ko waaw te ñun tamit si ñaari yëpp lañ nekk waaw ndax buñ bëree lii nu mu tudd bërëdër rek xamal ne lii la tax simple bi moo tax quoi xam nga nit mënoo doon sëriñ te doona goo taalibe dañoo doon taalibe pare soo ko doon ay bugg a doon ay sëriñ waaw ndax jàpp nee na simple bi mooy suñ taalibe fee mooy suñ sëriñ waaw loolu moom gisaguma ko waaye en plus itam maa ngi si woo mbër yi ñëpp waaw bu dee loolu mën naa am tamit muy loolu ndax bu dul dara tam am ñeen ay frais yoo xam ne dañuy bëla te buñ ñëwee dañoo war a fekk fi loo xam ne c'est raisonnable quoi waaw ndax tamit ñun ñoo war a defar lépp waaw ñun ñoo war a defar lépp waaw loolu moom maa ngay ñaan mbër yi mais xam nga man kese mënu maa jël décision boobu waaw te xam nga mbëru simple moom dafa xaw a bëri ay lii quoi bokkul ak bëre dóor waaw loolooy cas bi quoi waaw. am na solo teel micro bi léegi man question bi ma siy dolli rek mooy Alpha nga nekk mbër boo xam ne champion nga boo xam ne gis nañu maanaam sport li nga toppee sport bi li nga def ci xeetu bëre yi nga def dafa bëri bu si nekk nga jëlee si médaille yu bëri loolu lan moo la poussé nga topp discipline yooyu di ko def. waaw discipline yooyu bu dul dara lu dul sama couleur sama couleur moo ma yëkkati rek waaw muy défendre Sénégal ndax nekkul ne man maa jëlal sama bopp décision ne damay defi loolu dañ maa woo dañ ma convoqué ma dem regroupement ñu choisir ma dem bëre ji loolu la rek ndax lépp lañ non free badge kañ waaw. ñu gis na nga def nga lu mel ni drapeau chef de l'État jëlee fa 5 médailles d'or. waaw def li nga xam ne mooy CEDEAO jël nga fa 5 médailles d'or. francophonie nga jël fa 2 médailles d'or. lii di lutte olympique bi jëlee nga fa 2 médailles bronze. waaw lutte avec frappe yaa ngi si 6 combats ma juumul 6 victoires. waaw 5 combats 5 victoires. tey jii ñu dégg fi benn mbër boo xam ne taxaw na maanaam di la clash ne du sa morom ak yow 10 médailles yu bëri yooyu nga yor te moom nee na maanaam moom moo la raw si bëre moom du sa morom. lan ngay tontu si loolu. nee na du suma morom. waaw nee na du sa morom. mbaru bëre door la wala simple. mbaru bëre door. waaw mbay gi waaw ok waaw. daan nañ fi vidéo. waaw gis naa nga taaxale daal lu saf. waaw gis naa tontu si loolu. waaw loolu man du ma ko tontu dara waxu mbër lay wax rek waaw mais bu dul dara bu ñu boolee ay mbëru simple wala ay mbëru door ne dina xam affaire bi naka la fa demee waaw affaire bi du wax waaw. na ñëw ñu bëre ñu xooli leneen moo gën wax ji bëri bi nii waaw tabu média yi di wax di tërëral te loolu rek jaru ko waaw na ñëw ñu bëre ñu defal ko bagage uti leneen waaw. Alpha pare na nii pour mbëkkante ak Mbaye Gouy Gui. billaahi yàgg na jox avance bi nga lekk ko. waaw bu buggee sax sama kase sax ñu dolli ko mun ma bëre ak moom. waaw bu ma si amul dara sax baax na naa ko daan rek. tey yéen lutte mbëru simple yi lan mooy seen jafe-jafe pour si lutte avec frappe yi lu tax ngeen nakaree wutal adversaire parce que en général mbëru bëre dóor yi koo si wax mu ne la du ma bëre ak mbëru simple lan mooy problème bi te lépp nekk sport. waaw loolu dafa leer comme exemple bi ma la wax rek xam nga tey nit munoo doon sëriñ te doona goo taalibe loolu laa lay wax chamla léegi moom di wax noonu comme Mbaye Gouy moom nga xam ne mbapatul deful dara ay mbapatu kenn nit nommé ay affaire yooyu noonu ay dama feesal sama néeg ay drapeau ay morceau loolu dañ ko am ba
ba mu fees del loolu du mbapat du dara mbapat ñëw wàcc si terrain yi fi gars yi di nekk mbëggante ak ñoom mais même pas ay combat benn nommé loolu du mbapat waaw mbapat compétition la waaw. waa ñu gis Alpha yor image yoo xam ne macha allah kenn dootu ko fàtte saa dugg na ci sànq gis nañ la tey nga dugg si fi nga xam ne mooy arène nationale indil ñu fa drapeau Allemagne yoo xam ne dañ ko daan gis si mbër yu njëkk yi indi nga fi drapeau France terrain gaal gi vraiment ñëpp di ko rafetlu mu nekk image yoo xam ne loolu la ñuy bëgg a gis ci mbër dañuy bëgg a gis nga takk laar yi takk ñal yi sol nga di collé dara mais loolu léegi xale yi defatuñu ko mbër yi léegi defatuñu ko lan moo tax ngeen mbër yi nga yaakaar ne moo tax ñuy bàyyi loolu di sol maillot yi mais la ñuy joué nawetaan. waaw xam nga lamb di wax côté yooyu xam nga lamb rek comme nuñ ko waxeete comme ni koy gars yi di waxee xam nga gars yi dañoo wax ne e njomi ndik ne a séeréer jegatiran faal wendo ka teen pulande wendo ka teen yaakaar naa ne loolu moo ko gën a tax muy jaxasoo affaire yooyu noonu quoi ndax xam nga nit ki tam li nga xamul rek xamoo ko waaw li nga xamul xamoo ko mais ñun moom ñu nekk suñ ginnaaw ñoo ñuy wax loolu ñu koy def waaw ñu koy appliquer tamit te lépp luñ bëgg tamit ñun loolu lañ bëgg ndax loolu dafa neex waaw dafa neex si xol loolu bu ma koy soog a def gambul jàmme la woon ay paa yu dekk sum ñu ngi woon suñ fu ma defoon suma cumukaay Moussa ngi nii du ma bàyyi fa fen maa ngi koy nuyu au passage ak jibi bi ma àndal paa yooyu xam nga lañ leen ma wax damaa ñëw jox leen sara nee na lamb ji force fu ma mayul dinaa ko jël lamb jooju ma ñëw may demi-finale yanku fa la ma fekk mooy bi nga indi mbuusu ndox yi rek voilà yow xam nga naka la boo paa yi toogoon na paa yooyu sum leen dëkk barki Seydina amul luñ ma waxut ma ne aha am na lu xew parce que keroog bi nga dugg seen bul jàmme gis nañ public bi amul ku des ñëpp a yuuxu parce que da nga ko defee zone boo xam ne zone u làmb la mbëru cosaan bu ne yàgg nañ faa bëre ñooñu yàgg nañoo suivre làmb tekkiwul tey rek ñu suivre ko ñooñu foofu làmb dafaa yàgg am moo tax ba nga ko fa defee ba nga dugg see gis nga ni mu demee waaw loolu la lan nga yëg foofu noonu ban yëg-yëg nga am bi nga def yëg-yëg bu ma am moom yaakaar naa ne làmb ji man jël naa làmb ji te làmb ji jeexagul si yëg-yëg boobu laa amoon le fait que ma gis ni gars yi di defalee seen gestes yi ak paay yuñ ma woo wax ma xam ne ñii caaxaan taxul ñu jóg ak li tax paay toog fii loolu du caaxaan waxatuma nag li nga tax moo tax man sam boobu ma jóg ñëw si làmb ji waaw dama la fay dog da nga ñëw tase fa ak Yankoba te sànq dañ dugg ci point boo xam ne mooy làmb ji ñuy maye loolu nga yaakaar ne amateur yi loolu waroo leen ko bañ yéen mbër yi waaw loolu yow mbër mi nga xam ne du ngeen bëre ngeen daje si benn drapeau waaw loolu ngay wax lépp dëgg la xam nga làmb tey day toll foo xam ne nit mun na laa dugal ci làmb ndax ñooñu samay grand frère lañu man dama tarbiyu làmb man dama doon fanaan ak ñoom xada bi ak ñoom Omar Diouane seen biir gàlle ndax boobu làmb jëlaguma si dara barki yàlla mu ngi may dégg ma koy topp xada bi ma koy topp di tarbiyu di yanku di koy tarbiyu fa saay bu ñu demee entraînement dañ may woo may nekk ak ñoom di liggéey lu métti mbaru ñoojoor ñëpp te xam nga loolu tamit naayisul quoi de ma part ndax tey ñun ñoo mayante contact suñ biir benn mbër mënul may boppam contact te xam nga làmb léegi dafa laaj contact waaw gis nga kii promoteur la beneen promoteur moo ko mën a jàppale wala moo mun a ñëw taxawal ak promoteur boobu waaw mais xam nga nit ki nga xam ne yaa moom yéen a bokku dëkk di jógandoo te xam nga làmb du xeex de waaye daa nuroo ak xeex xaw ma naka laa ko mën a waxee si séeréer nag waaw xam na bëgg nga xam nga li ma bëgg a wax ñëwal ci séeréer rek i injom refe ño na amata matona nit fa ño parce que xanne o kiine andona ga ama faam a jaka andona ga ɗom wayno yeneyo ten i wayno yeneyo ten bien vrai sport a ref koy a paanga rek a paax i na njom ka ref tiga lamb du caaxaan boog lu ma la mën a du caaxaan am na solo waaw mais ci bi nga décroché sànq fay dafa ne d'accord joxal ma ko micro bi mu wax ma lan moo tax d'accord du ma d'accord ak moom parce que bu waxee ne léegi lamb olofee gàndoog ten taxu njoma bëggo soppit nit ki bu la fekkisee ci li nga moom bu ko nangoo fekk ca comportement fexeel mu fekk si la ci li nga moom gis nga ñii mbëru olof yi léegi ñoo leen gën a saf sax ay mbër gis nga ni nga des fois da ngay gis ay mbëru olof yoo xam ne dañuy dugg si yow da nga gis ci moom da ngay gis ñoom dugg si la mbëru démb yi te ñii léegi quelques personnes ngay mën a gis ci ñoom ñuy dugg si nga sentir ne mbër mu ngi dugg si waaw ku mel ne ku mel ne tas yaakaar buy dugg si da ngay gis ci moom image yu mbër yi nga xam ne jaar nañ fi suñu champion nga xam ne def nañ ci lu ne am na ci ñoom nag ñoo xam ne ñoom Cheikh ku ci mel ne Ibou Ndiaye des fois ñu dugg boo xam ne dina xaw a waaw day saf mbër mais maillot yi ñuy jiital moom moo ma ciy déranger mën nañoo takk sol
pay sër yi takk laar yi sol jaaj yi waaw sol collier yi faaru mbaam yëpp ñëwaat mais noo def ñu jiital ci mayo te ñun seetaanu ñu football lamb la ñuy seetaan ñii duñu ay joueur ay mbër lañ mayo Barça yeeg Real yeeg Chelsea lañ bëgg ngeen dencal ñu waaw amateurs yi satisfaction yi ñu di soxla ci lamb ngeen leen di jox amateur dafa bëgg toog di seetaan gis mbër xam ne lii mbër la mais amateur mënatul toog ci lamb seetaan balaa moo xam ne kii mbër la mu sumee ko di bëre ji ndax mayo ya seetaanuñu football lamb la ñuy seetaan dimbale leen ñu si mayo yi ngeen di tàggu di dugg si dugg mbër loolu dafa am solo si lamb day dundal lamb aussi tamit day indiwaat lamb loolu ñu ngi koy xeex bu baax nit di ko naqarlu du ngeen ay joueur ay mbër ngeen dee leen def yëfu mbër takku ba rafet ca mbër ngembu laxasaayu mbër takkaayu mbër sañse la yéen loolu mooy seen sañse dee leen di takku ba rafet mayo bu mbër ngemboo takku ba pare sol mayo rek sañse ba réer na safatul mbër leneen lay saf kon donc bu leen nangu ne ñee dañoo ñëw di sol ay mayo dañu war a dem sol ay mayo comme ñoom déedéet lamb ji na saf mbër ñun na saf lamb ñun loolu lañ bëgg a gis mayo yi lañ bëgg mu denc ci lamb ji Cheikh ngeen indil ñu lamb waaw sabadoor yi laar yi seru rabal yi ñun loolu lañ soxla loolu mooy lamb ak ñal yi mu waaw ak ñal yi waaw waa ndeysaan damay dal di dem si ki nga xam ne mooy Ablaye Diop promoteur bi ndeysaan ñu gis ne ki nga xam ne mooy suñu émission première émission ndeysaan mu amoon si benn ndaanaan bu mag moo si dalal ñu koy nuyu au passage moom Alfali ndeysaan mu amoon question boo xam ne posé woon na ko góor te yaakaar naa ndey mbili gaa ngi nii toog je pense que damay delluwaat ci question boobu sabañ ko waaw mu ñëw ci laay oto yi ngeen di teg gars yi ne nañ d'accorduñu oto yi ngeen tegal mbëri macha allah Aso question boobu moom yaakaar naa ba ma ko posé wul woon sax duma ko ñibbiwaale boo buggee dégg rek mu ngi noonu mais nga may ma tuuti rek am lu ñu doon waxtaane sànq te Cheikh daa ñëw déggal ko indi ngeen ci comportement am ba mu yóbbu woon Mbul Jàmme mu ne la pourtant ba ma lalee la ma paaya wax la ko paay wax waxu leen ko paa yooyu lamb ji buñ ko tirage woon 1h du matin heure boobu du leen fa fekk lu jar a bàyyee xel a ngi noonu. mooy li nga doon dund rek mooy li nga wax sànq. te lenn am na gis nga décoration boobu ngay gis si moom sopp ko nekkul habillement rek noonu de pour rafetal mbër rek de. non non déedéet. lu aar la dafa bokk ci mbër te am na fu lamb di toll loolu moo la ciy génne. voilà psychologique la. waaw il faut nga jege ñooñu nag mel noonu pour ñu mun la wax bu ne la muy jëriñ ca mbër ma. te pourtant bi nga ko fi wax boobu xamoon ne Cheikh loolu paay wax. moo tax bi mu koy laal dama ci am yëg-yëg. ma ci am yëg-yëg trop. représentant des amateurs bi li mu wax sànq concernant parrain bi nekk ñi ne ci ginnaaw gisatuñu foofu dama ci lancer message sama mbokk promoteurs yi bu dee man lamb bu ma am cër du ma taxawal parrain combat di bëre dangay dem ba ca table technique ba nga ñaan leen ñoo bokk lamb ñi nga ne leen dama bugg a présenter samay parrain ñu may la parrain warta mun a taxaw jël micro combat di bëre ci ginnaaw du yoon. bari na fi nag. du yoon bu dee man moom sama lamb dañ ma koy may sakku nag keneen ku mu arrivé ti nga dem ba foofu ñaani. li nga wax sànq ci problème oto yi. par exemple damay jël exemple ci oto bi ñu mujjee teg sum. lamb ji su ma demoon ba nar koo def xaalis sum. 1 million laa koy def. oto ba la ma ko jëndee romb na 1 million di wéy. fi ma sukkandikoo di def loolu Cheikh Tidiane mii bu jëloon lamb ji tey am ci 1 million brique du ko jëndee oto te bu subaa bu jógee dem ci sama sëriñ taalibe Baay Bale mooy déplacé wu ak otoom pour mu mun a dem foofu laa sukkandiku di ko def oto du gis nga ko képp du ci jël oto war koo mun a xaajaloo ak ñi nga àndal oto bi sa moomeel lay doon buñ koy def sàkkuwuñ pour am ci dara lambu sum mënu ma cee jaay bi am njëgu oto te am naa benn ins ma dégg siñ bii naan peut-être da ngeen xamul oto dama ko terbi sama agrément maa ngi ko am en 2004 carte grise si jaar ci sama tur ci émission lañ ne waaye su ma ko doon lim jéggi na dayoo trop kooku dama ko xam à bas âge oto moom laa xam kon day doon loo xamante ne oto bii man maa dugg ba port jënd ko fo naa kon damay jënd xam naa ko te sama xol may na ma fa mu nekk noonu borom a ngi ciy taxawaalu de
fii ak diir bu gat su ma woon di ma ci limal ay détails ma may ko kay même bu dee moteur la panne bien vrai ko doo ko jënd ak garantie mais dama ko koy may loolu dañ koy def rek ngir jàppale suñu mbokku mbër yi. waaw am na solo. Asso damay sama oto bi li ma ko joxe mu dem seetaani làmb ci mbër boo xamante ne sequñu ko bari na trop parce que jàpp na ne damaa war a seetaani mu woo ma pour ma yóbbaale ko te dem ca làmb ja nekkul woon ci man am na yeneen occupation yu ma arrivé woon du ma able oto nag noonu mais dinaa seet chauffeur bu ma doj li gën a dee sax képp ku ma ko mun a may abal man maa la may carburant ci laa sukkandiku nag jafe-jafe yooyu ñuy dund ma ne oto bi mbër bu ko jël doo ko xaajaleeg sa sëriñ doo ko xaajaleeg kenn te yàlla na ma yàlla baal nag sëriñ ci dañuy jàppale de mais Cheikh Tidiane mënut a bëre te amul fu mu jaar. oto bi sax mun na yóbbu sëriñ bi. fii lay toog nag dégg na Cheikh Tidiane moo jël 1 million ba. sëriñ bi taxaw di xaar 200000. kaca des di xaar 50000. balaa ngaa génn géew bi rek moom. mu jeex jeex na waaw. ci loolu lañ sukkandiku bu di ko def lii mais defuñu ko ngir am munuñ ci am oto bu ma mës a teg tumbe am ci dara amul. bi gën a dee lamb daaw bi lamb ji sax xaw na amoon naa coono yoo xamante ne am naa retard ñëw ci lamb ji. mais lamb jooju mbër bu fa participer. delloo naa la paas. kenn moo ma échappé woon jouru lamb jooju muy Papa Ngane te daaw bi mu ñëwee ci lamb góor gi fii daa daanu ma intercepté ko la tax ma jox ko xaalis boobu xamu ko mais li tax ma mënoon a may ñëpp parce que jotuma ko woon keroog moo tax ma def ko loolu dañ koy def ngir jàppale leen mais du wutukaayu xaalis moom wax dëgg yàlla jërëjëf. te ma joxaale ci paas yi waay waaye say yi ngay def fay damay dal di ñëw ci moom rek nga bàyyi ki nga xam ne mooy Modou Ndour foog naa ci fay ngay tàkkale ndeysaan. waaw non damay tàkkale waat rek ci Ablaye Diop benn laaj rek parce que comme am na lu mu wax nee na récépissé bi jot nañ ko renouvellement bureau lañ nekkoon ma ñëw jusqu'à présent rek seen association boobu ndax yéen seen biir yéen a ngi waajal saison bii di ñëw pour mun a tegandoo xàccandoo du dóorandoo pour bañ leen arrivé woon daaw arrivé leen ren ci saison bi ak aussi bi promoteur yi bi làmb bi ñu ko tëjee ban réaction ngeen am yéen vous promoteur parce que ñun dégguñ ko fenn par rapport ak ni ñu tëjee làmb ji amul benn notice amul benn agrément bu wone ne làmb ji di nga ko war a jël temps te fekk yéen ngeen def seen journée ba pare ban gis ngeen ci am ak na ngeen ko waajalee par rapport ban kaddu ngeen di yóbbu CNG làmb ji di ñëw incha allah saison bi di ñëw. ok mu doon question bu pertinente encore quant à niñ ko arrêté man sama wàllu bopp neexuma mais mënumaa wax parce que mënuñ maa déglu mënumaa sàkku pour ñu déglu ma encore mooy li ma la wax sànq rek carte bi nga takk nii waa Sangomar TV lépp lu ñu indi loo xamante ne neexu la mu war la ne yóbbuwu leen kanam non da ngay taxaw wax te dañ lay déglu par force parce que tu es en règle yor nga sa carte mais man mi nga xamante ne provisoirement lañ mun a ne président des promoteurs il faut que li ñuy lijjante sotti pour ñu mun a taxaw temb nag mun a wax nit ñi dégluñu mais tant que loolu amut du sotti quant à nag li am saison yaakaar naa bu ñu nee confrontation foofu day doon Jax ak promoteurs yi nekkoon fii yi doon tëgg Adrien Senghor foofu pour commencer du ma condamner Jax xam nga lu tax du ma ko condamner bu fekkee Adrien Senghor a ngi joxe ay date te moom amul mënoo ko tere tëgg ailleurs te nag toll nañ foo xamante ne kenn mënatu la wax li simple te tuddoo Jax man moom mënuma nii damay wax rek li ne ci man ak li ma gis bu ñu waxatee événement ci li simple fi ñu toll nii promoteur laa Jax joxuma lu war a mën a tax may wax ci moom loo xamante ne nekkul bu ñu amee événement saison bi ñu jógee moom la 10 millions bu ñu ko waxee li simple Jax la kon développement li simple moo ko tax a jóg te man maa taxawoon ne leen nangu naa am nañ quelques leaders yu nekk ci ñun bu saison bu ubbee nañ leen woo jox leen après nga doog a woo ñoom Ablaye Diop ñooñu dafa am lu risque yu bëri yu ñu jël ci làmb ji marqué ko ci kon pour loolu saafarawu waxtaan la ak Adrien Senghor ak promoteurs yi bu loolu mënta am parce que li tax ma condamné leen quelque part mooy saison précédente ba dañ ñëwoon ñu amaloon date ñoom la ñuy jox seeni date ba pare
doog a continuer man mii ci laa bokkoon góor mii ci la bokkoon ak Jax man jox nañ ma góor jox nañ ko mais Jax ba ma ko laajee daf ma ne joxuñ ma kon kooku mënoo koo tere mukk mu tegi feneen point boobu moo ci am te toll na benn ins ñuy naan comme question boobu posé woon nañ ma ko ñun ni ñuy amee date day yomb parce que nit day am soxla date fii mu jafe ko yombul de ba fi may waxee yow nii waa Adrien Senghor amel nañ ma date peut-être bu ñuy fay nit ñi dañoo pare woon pour jox ma ñaari date yi ñu ma ameloon fii ak bi ñu jógee ci Covid bi li des ci saison bi barewul ma ne leen déedéet du rafet du comment dire ci déggin jox leen ma benn ñaar ngeen ma ameel jox leen ma benn ñeneen ñi mun a am te daaw jéeg am na joxe nañ fii te rendre ñu compte ne li ñu encaissé ci xaalis amuñu autant de date bi ñu demee ba am problème ñaari promoteurs yoo xamante ne encaissé nañ leen te mënuñu leen a jox date ni ngeen ko waxee rek góor sama doomu ndey la ba may jël man fekk man tëgg naa ñaari journée 3e ba ma ne leen sama boss de disponible na pour yéen góor tegoon na ñaar yi aussi de di benn bi ñu ko joxoon ci saison bi saison ba ca ginnaaw ñu amee doon ko feyeen ko loolu waraloon ñaar ya bi may joxe sama boss ak bossu góor tàgguwuma góor parce que du def lu ma yëgul te ma jàpp ne sama nit la aussi ma joxe ñaar yooyu pour ñu mën a satisfaire ñaar ñi desoon ñëpp bu ñu ko jàppee noonu du ñu am problème dañuy sabablu rek di wàcc xamuñu làmbu jay sotti gis nga ko ren nii boo demee déwén di wala bu ñu defee constat bi dinañ ne pourtant li ñuy am jafe-jafe yëpp Abdoulaye Diop teg na ñaari làmb benn laa amoon de mais toog nañ ba dugg ci semaine un jour de mardi ñu woo ma ne ma ki waroon tëgg dimanche nee na mënatul tëgg ma ne leen dama koy tëgg sans parrain ni rien dama ko def rek ngir amateur gis ci boppam pour ñu bàyyi ci xel affaire bi du giiroo xat na lool mais bu ñu xejalante waxtaan suñu biir rek te gëm naa ne ci procédure bi ñu nekk nii bu yàlla defee mu sotteeg jàmm nga xamante su may waajati du ëmp kenn ndax su boobaa bu ñu demee ba mun a waxtaan ci groupe WhatsApp di pencoo am naa rafet naa njortu ne problème boobu dootuñu arrivé incha allah.